avec nous d'ailleurs et on va suivre le journal de 14h. Excellente suite des programmes sur la voie des sans-voix. Après le journal de 14h, vous aurez alors on nous signale que Fatoumata Seyindir est déjà sur place. Fatoumata ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Safiatou. sa bleu rafet na. merci gis naa sa bos. ñu bàyyi la nga dégtal askan wi li gën a fës ci xibaar yi. li gën a fës ci bopp xabaar yi Safiatou Cissé ñu door ko ak li nga xam ne ni moom moo di coow la am ca université bu Bambey ci diggante ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di kon étudiants yi ñu jot fa kon daal di jàmbaarloo seen 72 heures bi nga xam ne ni décrété nañu ko ci grève bëgg nag seen condition yi ñuy jàngee ñu gën koo yokku tax nag ba xëy nañu suba daal di baare li nga xam ne moo di route nationale ba ngir ñëpp dégg leen nañ ñëw ak ñoom ci biir jotaayu xabaar yi. ñu wax ci waa SAES section Pastef bi nga xam ne nag fu mu ne nii dañoo mer ba futtu ñoom waa Pastef di ay ndongo kon di mer ci jëm li nga xam ne moo si wàllum kon indemnité de formation bi ñu leen war a fay ba léegi kon France daal di dem tax nag ba ñoom daal ñu ngay joxañ tuuma ki nga xam ne nii moo di seenub jëwriñ te nee nañu soo moytuwul dinañu gën a baral seen loxo ci boobu lépp xeex nañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi wax nag ci mareyeur yi nekk ci Sénégal Pacenta ñi nga xam ne kon fu mu ne nii ñoom ñoo nekk ci Sénégal lu ñu bëgg fu mu ne nii moom mooy ñu jàppale leen ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel jëm ci juuti bu ñuy fay ci pesage à l'essieu ak coow wala sax yenn saa yi jafe-jafe yi nga xam ne nii policiers yi dinañu leen ko faral di tekk ci yoon bi tax nag ba fu mu ne nii door nañu seen ay grève ñetti fan la ñu fas yéene banque seen loxo duñu fas ci xàncaako moroomam door ko bés ni kii tey nañu leen teelu ñëwet ci biir jotaayu xabaar yi ñu dem nag ci dëkk bi nga xamante ni moom mooy am ay jafe-jafe jëm fële ca département bu Bambey foofee nag Baba Garage la ñu koy woowee dem bàkk dikk ba mel ni jéggim siraat askan wi nag génn di ñaaw lu ni mel nee na nguur gi teggookul ak li nga xam ne ni moom la jotoon a warloog ñoom ba noppi nañ leen teewlu ñoom it ci jotaayu xabaari toftal ci xibaari biti réew mbokk yi lee fi gën a fës léegi-léegi ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi. jàmbaarloo daal di am ca tey ji ci suba ci diggante ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ak ñi di ko étudiants yi fële ci université bu Bambey étudiants yi xëy suba nag daal di baare dem bekk dikk bi lépp gàllankooru la leen metti moom mooy na nga xam ne noonu la ñuy jàngi jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ñetti fan dañu daal di xàppati ne duñu dugg ci seen i classe jàng ki nga xam ne moo di Mamadou Matar Sarr ñëwaatal ñu ci wàllu wi. manifestation bi li ko waral moo nekk ne décrété woon nañ 72 heures de grève tey bii ñu xëyaat encore ne dañuy def front force de l'ordre yi ñu ngi fi. ñu ñuy empêché aussi ñu génn wax li commandé li ñu métti li gën a waral grève bi ñëpp ku ne xam na ko actuellement université Alioune Diop de Bambey dafa màgg boo xamante ni sur effectif li ñuy wax sur effectif moo fi ne te loolu yëpp ministre de l'enseignement supérieur moom moo ko def moom moo ne woon dina fi orienté li ñuy wax 3000 bacheliers léegi 3000 bacheliers yooyu ñoom bi ñu ñëwee. ñu ngi fi moo ne woon dana leen fi yónnee avec des mesures d'accompagnement ñëw on est en sous-effectif mënuñoo dugg ci restaurant bi di lekk amuñu ay salle pour def cours di def ay TD yooyu yëpp moment bi tout est bloqué lépp a arrêté moment bi nii à vrai dire autorités yi des fois dañuy toog di noppi même def comme université Alioune Diop de Bambey tout va bien comme li ñuy wax tout va bien alors que yàlla xam na ne dara baaxu fi dara nous ne sommes pas dans de bonnes conditions les conditions sont extrêmement difficiles boo demee ci site yi loolu moom moo fa ne site Ngoundiane depuis lors amuñu connexion depuis le mois de juillet amuñu woon connexion daaw ba léegi amuñu connexion et jusqu'à présent amuñu connexion te saa yu ñu leen laajee dañuy wax ne ñu ngi ci ay étudiants mënuñu nekk ci site pendant 5 mois amuñu connexion boo demee ci site Diourbel bi créé nañ licence boo xam ne licence boobu noonu def ñooñu am nañ seen licence ñu ngi toog xaar master ñu leen di dañu waxoon ne bu leen ci wax vous ne pouvez pas comprendre lañ ñu doon wax danañ ubbi master bi actuellement ñu pare nañ ñu ñuy doog a wax ne master bi du ubbi loolu dañu bëgg le plus rapidement possible autorité wax ci nañ ci wax étudiants yi moment bi sonn boo xam ne université Alioune Diop Bambey danañ ci jël suñu matuwaay te lim ñu jaral danañ ko def incha allahu rabbi. Mohamed Sarr kon moom moo yore kàddu étudiant yooyee foofee ca Bambey
doon àddu ci micro Mamadou Matar Sarr syndicat autonome bu jàngalekat yi supérieur nekk fële ca FASTEF fu mu ne nag ñoom it ñu ngay ñaxtu la leen métti moom mooy ni nga xam ne ni moo di wàllum kon indemnité bi ñu leen war a jox ci mbirum formation bi ci atum 2018 jàpp 2019 Ousseynou Thiam ak i mbokkam ñoom nee nañu daal jëwriñ nga xam ne moom la ñu dénk njàngamu kawe mi na mu doxaleek ñoom daal rafetu ci tax nag ba yile kàddu yëkkati nañu ko daal di ko dénk suñu naataango Moussa Sène. ñoom nag ñu daal di décréter ab débrayage ni ki juróom-ñeenti waxtu ci suba si ngir rek tàmbali seen ñaxtu Ousseynou Thiam ak i ñoñom lu leen meexlu rek mooy xaalis gi nga xamante ni ginnaaw bu ñu formé ay ndongo ci atub 2018-2019 ñu amel leen ko te boobu ba léegi gisuñu ko Ousseynou Thiam moo nekk secrétaire général SAES section FASTEF. que jàngale nañ benn at formé nañ ay enseignants boo xam ne ministre de l'enseignement de l'éducation nationale moo ko laajtoon ñëw dolli ko suñu liggéey bu ñu ko dolli suñu liggéey dafa am lu mu war a teg suñu loxo ñëpp ñoo xam ne ñoo ngi yëngatu si liggéey boobu ba léegi defuñ ko. tax na ba waa syndicat autonome bu jàngalekat yu fare ci daara yi kawe yi di ñaaw rek jikko yi nga xamante ni ministre yu saytu la enseignement supérieur yi am nañ ko rawatina Cheikh Oumar Anne. xam nañ ne éducation moo yor dëkk te éducation commencé na ci formation enseignants yi. enseignants yooyu la ñuy former tey ñu former leen war a continuer formation bi ñu bloqué formation bi parce que duñu bëgguñoo fay ñun mbir période bi sa sonaluñu mais lu ñu gën a sonal mu ñàkk a fulal formation bi ci boppam. bu Cheikh Oumar Anne ministre Cheikh Oumar Anne ñëwee ak nu mu xamee université ak nu mu jàngee ci école mel ni suñu école bi dañoo foogoon ne mbiru formation dana régler définitivement. waaye dañoo gis ne qualité enseignant yi xëy na bokkuñu sax ci ministère am sonalu ko. lu ëpp juróom ñeenti junni ndongo lañ daal di formé niki atum 2018-2019 waaye boobu ba léegi mënuñu jot seen lijaasa. dañoo bëgg aussi xamal ne FASTEF def na formation bi di xaar beneen cohorte ñu ñëw waaye beneen cohorte mënut a ñëw tant que 900 formés yi joxuñ leen seen lijaasa mooy délibéré wuñu mënuñu délibéré nag parce que ministère de l'enseignement supérieur deful lu mu war a def. yile jàngalekat nag fare ci njàng mu kawe mi te nekk ci FASTEF ñoom nekk paxe nañ rek ngir wéyal xeex bi ba tax ñoom ñuy artu gouvernement bi ndax fu mu nar a jëm ak ñoom du neex ndax pare wuñ benn yoon ngir bàyyi te fu ñu jëm moo nar a gën a métti. jërëjëf Moussa Sène nañu wax ci union des mareyeurs du Sénégal ñi nga xam ne daal nañu sumb ñetti fanu grève la ko waral nag moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel si mbedd mi ak police yi waaye tamit lu jëm ci mbirum pesage à l'essieu taxe ba nga xam ne nii moom la ñuy faral di teg seen kaw doon na lu diis fa ñoom tax nag ba tey jii la ñu door seen grève boobee ki nga xam ne moo di Djibril Ndiaye kenn la si ñoom ñu teewlu ay kàddoom dénk na ko suñu naataango Fatou Bintou Diouf. loolu dafa yaatu ndaxte bu ko ne xam ne secteur pêche dafa bëri problème léegi problème yi amee nag vraiment ñu wax ak état bi mais état daa ñëw muy jëm ci wàllu pomme bascule yi parce que pomme bascule yi dañ ko teg mais pomme bascule dañ koy def oto Mali yi yoo taxoon ak oto 100 tonnes yi mais bi ñëwee bi ci biir dañ ci boole camion frigo yi dañuy fayandoo tonne bu nekk 20 000 francs ak wàcc jën yi te bu ñu wàcc jën yi jën boo xasee wàcce day yàqu jafe-jafe marché central poisson ci la bokk ndax marché central poisson doxalin bi fi nekk y a beaucoup de problèmes xaalis terre bi tey ñi ngi koy demandé ma ne yaa ngi koy demandé naan la parce que am na chantier yu bëri yoo xam ne commencé nañ ko mais doxu terre bi tey mi ngi nii laal la conteneur yaa ngi ñoo leen déplacé wu am na ay problème comité de gestion bi yàgg nañ jox gouvernement bi ne marché central wala am comité de gestion pour ñu leeral xaalisu marché central fa lay dugg mais état daf ñoo tax ngamlu kon ay problème yi bëri na boo dee marché Thiès tey am ay problème ñu ngi ko leen génne joxuñ leen marché joxuñ leen dara loolu lépp nag mu nekk ay problème yoo xam ne ñun bind nañu wax nañu sonn nañu. ñu daal di nag des ba tey ci wàll wi ndax nag ñoom ba léegi seen grève boobu bu ñu demee ca marché Pikine gis nañu ne ñi nga xam ne ñoo di mareyeurs yi daal dinañ loolu nga xam ne nii moo di kon mot d'ordre bi tax nag ba ñenn ci bu ñu bari ci grévistes yi sax nee nañu mbirum wàllum politique gi nga xam ne nii lal nañu ko si wàll wi daal loolu la ñuy ñaawlu tax nag ba sàkku nañu ci nguur gi mi xippe ay bëtam bu baax a baax ci lu ñu mel Théodore Semedo.
élément bi yembagul du ñàkk nañ ci ñëwaat suñu yeneen i jotaayu xabaar ba tey si xibaar ñu dem ca Bambey ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy askan moo nekk ca Baba Garage mer ba futu la ñu def jëmale ko si njiit yi rawatina ñi nga xam ne ñoo ñu bokk njiit ñun ñëpp di nguur gi metti mooy yoon wu baax ak li nga xam ne ni moo di wàllum koom seen dëkk ba fu mu nekk nii dafa suux daanaka ak yeneen i jafe-jafe yoo xam ne askan wi ñu ngi koy kon jànkonte loolu yëpp ñu daal di ko dëxëñ dénk ko ki nga xam ne nii wala sax askan wi loolu yëpp daan nañu ko dëxëñ koon dénk ko suñu naataango ci micro Walfadjri. ñuy ñaan président mi nga xam ne moo fi nekk tey yàlla suñu borom jàppale ko waaye nag mu dimbali nu geesu askanu Baba Garage ak li ko wër ndax dëgg-dëgg sonn nañ trop ci yoon wii ñu taxaw tey bi jóge Ngaay Mexe dem Baba Garage jóge Baba Garage dem Bambey jóge Baba Garage dem Dingraay jóge ba Kër Ngànna jóge Baba Garage encore dem Kër Sambakan ba Touba Toul vraiment Carrefour boobu daal ñu ngi ñaan président mu dimbali nu ci defaral nu ko man nag mboolem président bu fi mës a jaar ci réew mi rek moom mi fi toog tey di président Macky moom lañ ëppoon yaakaar ci moom waaye fi mu ne nii ñu toll daal suñu yaakaar mi ngi bëgg a tas nanu dimbali defaral nu ko ndax ci réew mi lañu bokk te lim laajoon bi mu nu ko laajee defoon nañ ko kon nag noonu jàppale wasalaam. ñun réew mi dañ cee bokk si digg Sénégal lan nekk fii bu dee développé wul ñàkk tali moo tax développé wul am nañ suuf mi ngi nii bu la neexee caméra yi mën ngeen ko jël suuf su yaatoo yaatu nit ñi dañuy dikk bëgg a investir duñ ko ñemee parce que du kenn fii sa tali yow ñaata waxtu nga def diggante fii ak Ngaay si 24 kilomètres kan moo fi investir say bagage nga ñëw fii lu koy génne lan moo koy exporté du am kon li ñuy ñaan état mooy mu boole ñu si Sénégal comme ni ko li sunu moroom yi am si yeneen localité ñu ni tamit ñu koy am loolu la ñuy sàkku te nag ñun jeunes yi nga xam ni ak sunu kilifa yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun dañ cee teg suñu bakkan fi mu ne nii parce que li nga xam ne yeneen réew mi yeneen gox yi waroon ko am dañ koo war a am tali dong lañ bëgguñu leneen boo gisee nag état daan nu fàtte si lu bëri looloo tax parce que ñun ay dongalan jàng alxuraan la xam ak liggéey xamuñu di wër di doxi ñaxtoog ak di wax lu ñaaw xamuñu ko kon état gëstuñu boo ñu rusuñ kilifa yi ak kilifa yi nga xam ne moo tëdd fii ci suñ gox bi. ñu dem nag ci responsable yu académie privée des lettres et des sciences bu Baye Gana Kébé fële ca Thiès amal seen ñetteelu édition bu cérémonie de levée des couleurs nekk nag occasion boo xamante ni ñi nga xam ne ñoo di responsable ya daal nañu fa jot sargal kilifa ci boobu lépp diwaan Ibrahima Ndiaye. académie privée lettres et sciences APLES bu Baye Gana Kébé bu Thiès amal na ab ñetteelu édition jëm ci yëkkati raay réew mi mu nekkoon ab prondol boo xamante ni administration ba ak professeurs yi fa ne ak ndongo daara yi ñu ci rek delloo njukkal armée wu Sénégal Moustapha Lom Igo mooy jiite école ba. organisation bi ren dañ cee boole waa comme zone seen protocole vraiment ils se sont déplacés ñëw jox ñu matériel bi ñu soxla. jàppale ñu bu baax a baax jox ñu ordre d'arrivée yi vraiment élèves yi aussi dafa leen prestation en hommage aux hommes de tenue boo xamante ni ñoom bi ñu paree nëbbu ñu seen satisfaction nee nañ vraiment daal kontaan nañu te ñun ci ñoom la ñuy xool parce que ce sont nos références de par leur constance leur patriotisme ak lépp loo xamante ni nit daf ko war a am pour sagal réewam ñun ci homme de tenue yi lañ ko gisee moo tax ñun aussi lépp lu ñuy def rek ñoom lañ ciy jiital quoi. mu nekk académie privée boo xamante ni ña koy jiite ñoom li ñu jàpp mooy nit ku gëm réewam waaye tamit bëgg ay raaya réewam ci loolu la ñu war a sukkandiku ngir rek tàggat seeni ndongo yi kii di jiite école bii di Lom Igo mu ñu koy xamal. valeur yi daal moom la ñuy jàngale école bi moom bon bu ñu xoolee aussi ki ñu ko tuddee muy Baye Gana Kébé nit la woon koo xamante ni valeur yi mu boole woon dafa bëri buñ koy lim fii du jeex mais en tout cas jàppal ne valeur yu baax yooyu mu yoroon loolu moo ñu poussé ñun ñu tuddee ko école bi ba pare mu nekk suñu exemple nekk suñu référence. ngir ñu mën a tàggat waaye tamit yar seen ndongo yi ci yarin bu mucc ayib waaye faaw ñu sukkandiku rek ci yarin yi nga xamante ni ñoo fi fekk baax yarin yooyee moom rek lañ fiy jàngale fii ci APLES Baye Gana Kébé. ñun à l'APLES li ñu rawee yeneen école yi mooy on se dit que l'enfant bu xëyee génn seen kër di jàngi école dafa bàyyi papa ak yaay ci kër ga. bu ñëwee ci école bi daf fiy fekkaat beneen papa ak yeneen yaay famille bi mooy continuer cër bi sa papa am di la rectifier te jubal boo ñëwee fii même cër boobu ñun moom lañ yor bu jaree punir ñu punir parce que dafa am cër boo am ci ñun. à la place dénkaane bi ma leen di jox daal mooy gëm seen bopp maandu jàng te xam ñoom ñooy kan. Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye.
Ibrahima Ndiaye ñu wax nag ci faatu ki nga xam ne moo di Ndiaga Diouf di ab kon mbër gannaaw ba ñu ko faatee ak léegi ki nga xam ne nii moo di Barthélémy Diaz mu taxoon sa kon li nga xam ne moo di procès en appel ba nag tey jii lañ ko waroon a amal ca fi nga xam ne moo di première chambre bu cour d'appel bu Ndakaaru ñu mujjee ko nag dàq ba fukki fan ak ñett ci weeru mai bi ñu dëgmal di fàttali rek ne moom Barthélémy Diaz jotoon nañu teg ci ndoddam ñaari atu kaso yoo xam te ni juróom benn weer ya lay tëdd ci mbirum attaque boobu nga xamante ni amoon na ca mairie bu Mermoz ba ñu jot fa soqi ay bal mu jëm ci kii di Ndiaga Diouf mu daal di fa faatu nañ ci ñëwaat ci nu mu gën a gaawee. daje ba nga xamante ni nag kii di médiateur de la république bëggoon na ko ci diggante njiitu réew mi ak plateforme ñoo lànk moo nekk nag loo xamante ni lu am ay nit a ngi nii rafetlu ko di ay analyste politique rafetlu ko loolu ñenn ñi nga gis ne daal li nga xam ne ni moom moo di kon audience bi dina tax ba kii di Guy Marius Sagna ak ñamu àndal ñu jot leen wala sax mu gën a gaaw ci ñu bàyyi leen ci nu mu kon gën a gaawee bu fekkee ne rek ànd nañu si boobu lépp daje waxtaan ba jubboo ci seen biir waaye tamit lu jëm ci seen ay revendication ñu gën koo fësal ci boobu lépp daje Abdou Khoudous Diallo lañ ci àndal. ginnaaw bu médiateur de la république Alioune Badara Cissé xam le ni bëgg na plateforme aar li ñu bokk ak njiitum réew bu Sénégal daal di toog waxtaan ndaje bi ni mel ñenn ci analystes yi jàpp ne. bu fekkee ne loolu am na wàcc ci mbedd mi manifester am na solo mais aussi toog ak kilifa réew mi nga toog ak moom waxtaan ak moom loolu tam dara gënu ko moom xëy na sax ci biir daje bi dina ci xam loo xam ne lii xamu ko woon wala mu yëg ci loo xam ne lii yëgu ko woon donc nekk na de toute façon lu am solo et vice versa peut-être que président mën na wax ak ñoom ci ay décision ak orientation yoo xam ne yi ñoom xamuñu ko woon aussi donc waxtaan bi daal de toute façon du lu bon. li ni mel sax war na mën a tax njiitum réew bu Sénégal daal dinay bàyyi xel ci seenu mbébét. nañ dem waxtaan ak président bu fekkee ne woo na leen loolu sera même l'occasion ñu tax toog ne comme ñun dañu bëgg dégg ci sa baat yow pourquoi par exemple lu tax courant bi yokku ak est-ce que yow mën nga ko wàññi wala doo ko wàññi sera aussi l'occasion ñu ne ko ñun. ñëw nañu wuyu ji la mais il faut que ñun dañu bëgg ñu libérer sunu gars yi ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi donc yaakaar naa boobaa nag dinañu dégg ci baatu koo xam ne mooy borom réew mi mu wax leen lii moo tax ñu yokk njëgu courant bi dinañ ko mën a wàññi wala duñ ko mën a wàññi. waaye laata loolu am fu mu toll nii ñi bokk ci biir les plateformes ñoo lànk ñoo bañ nee nañu faaw ñu libéré kii di Guy Marius Sagna ak ña mu àndal ca kaso ba laata ñuy dem amal toog waxtaan. jërëjëf Abdou Khoudous Diallo ñu ñuy wax léegi rek ne affrontement wala sax njàmbaarloo bi nga xam ne am na fële ca kon Bambey am na ay gaañu yu métti yu fa am jëm ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di étudiants yi kon ñaar jëlee nañ ci ay gaañu takkader yi tamit am na si ñu ci jëlee ay gaañu ba fu mu nekk nii daan nañu leen yóbbu ca l'hôpital ba dinañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo mu mel ni jàmbaarloo yi kon fu mu nekk nii gën naa métti suñu naataangoon nañ si jokkoo ak moom ci suñu yeneen di jotaayu xabaar. reportage bés bi ñu jagleel ko soxna yi nga xamante ni dañuy faral di jóg fajar ngir daal di dem uti ji li nga xam ne ni moo di ndugg soxna yooyu nag sedd bi yombul si ñoom dañuy kon jóg si fajar googee li nga xam ne moo di kaaraange gi tamit du ko tax a yemb waaye lépp rek jaral na leen ko ndax nag njaboot moom moo diis te mu ngi leen di xaar faaw ñu jóg daal di wuti ji lu ñu yóbbu seen kër Fatou Bintou Diouf fa demoon seeti leen. fajarteel la ñuy jóg xuus si sedd su métti si ànd ak nag coono su métti ñoom ca li ñuy jëm ca marché Gueule Tapée ba nekk ca Parcelles Assainies ngir ut la ñuy dundal seen njaboot ñooñu ay jaaykatu légumes lañu. sedd rek métti si ñun lool nag ndax man maa ngi jóge ba Tivaouane Peulh xam nga Tivaouane Peulh sori na ak Parcelles 5 heures laay jóg di ñëw fii xam nga 5 heures boo ko jógee di jigéen jaayante rek. ndax xamoo loo mën ngaa dajeeg lu ne. 4 heures du matin laa jóg waaw 4 heures laa jóg su ma ko deful su ma ñëwee damay fekk bagage yi jeex waaw moo tax damay teel a jóg pour ñëw mën a am bagage. au plus tard 5 heures fii la may fekk ci marché bi fii ci sedd bi waaye maa ngi ciy sant yàlla bu baax julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lii rek 1000 francs laa ko jëndee fi ma ñëwee tegle ba ne double ñu xoolal li dara sedd bi bëgg maa rey. nekk ci ngelaw li. gannaaw jafe-jafe ya ñuy jànkoonteel ngir mën a wutali
fa ñuy jaayee soxna yile ña ngay xamle mbir yi doon na lu métti ci ñoom. foo ñu liggéey tam boo liggéeyul doo tedd heure bu ñu jóg métti na mais amuñu pexe ndax jaboot lañ il faut ñu jóg heure boobu. su ma génnee ci tali ba du ma fa gis picc ci walandeer doomi aadama lu du xanaa rapide yi may xaar oto yi may xaar yi de ñoo fay romb su du loolu li may seede yàlla ak gardien yi ak xaj yi ñuy àndal ci territoire ma ñëw fii. ñu ngi cay porox ndollu sàkku ci autorité yi ñu daal di leen gindi ndax jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir marché bu Gueule Tapée daanaka bëri na. ñoo ngi ñaan maire bi wax na maire bi fii ñu toog nii du toogukaay marché bi baaxul ndax dañoo teg fii indi ñu fii ci baas bi fii fale la ñu nekkoon dal bi daanu ñu ne waaw dëgg la nañ jóge foofu loolu moom dëgg la waaye nag indi ñu fii ginnaawe bàyyi nit ñi ñu toog ci mbedd mi loolu moom du lu ñu gënal. nga xamante ne ñoom ñoo nga xamante ne ñoo fi nekk li ñuy ñaan pour moom ñu jàppale ñu ci ñu dimbali ñu ci marché bi bu fekkee ne dañ koy defar ci biir kenn ku ne am taabal mën a jaay ñun loolu moo ñu gënal. gannaaw càkkutéef ba ñu teg ci taabal bi ngir autorité yi daal di leen indil ay saafara soxna yi leen nag ku ci nekk 4 heures 5 heures ba le 6 heures du matin nga yeewu ngir mën a wutali fa ngay jaayee mu doon jafe-jafe yu métti ya ñu jànkonte sedd bile. Fatou Bintou Diouf ñu waxati ñeneen ñoo xam te tamit ñu ngi jànkonte lay jafe-jafe ci sedd bi mooy ñiy faral di yor pousse-pousse yi di nekk ci marché beek yenn bagage ñoom nag tamit ñu ngi wax seen wàll li nga xam ne nii moom mooy sedd bi neexalu si kenn waaye nag amuñu pexe faaw ñu ñoom it ñu daal di jóg uti ji am xëy ndax nag mënuñoo xëy toog Sénéba sax demoon seeti leen. jamonoy seddaay liggéey yu bari duy faral di dox bokk na ci liggéeyu puus-puus ak sëfu ndaw yu bari yi ci yëngu daanaka seenub liggéey day faral di taxaw ci jamono yi bu ñu sukkandikoo ci Seydou Ba nekk kenn ci ñoom. sedd bi moom liggéey amul waaw gars yi chaque jour day toog amul liggéey comprendre amul liggéey moom gars yi day taxaw non loolu moom baaxul comprendre am na père de famille parce que man père de famille la sama yaay muy Guinée sama papa muy Guinée comprendre chaque jour man gars sama yaay woo na ma am xaalis laa bëgg quoi comprendre mais fii moom heure bi moom seddaay bi moom amul liggéey. Abdoulaye Sarr moom day dékku sedd boobu ngir teraangaam. sedd bi waaw dañu am benn problème ci moom boo amul yére bu diis moom da ngay am problème moom waaye boo si la yére bu diis doo am problème moom. waaye boo yorul loolu moom mën na laa indil lu ne moom. liggéey bi tuuti lañ gis rek waaye ñu ngi sant yàlla baax. bu ñu jàppale woon ci liggéey bi moom dina baax moom. Sadio Sall gis na seen liggéey dafa metti lool ba tax kilifay réew mi war a wàññi njëgu lekk gi. dañuy xëy ay 6 heures 7 heures waaye donc pour clients yi quoi suñuy clients yi ñu liggéey am moom loolu la ñu jàppale ñu pour affaire dund bi wàññi. xam nga parce que pousse-pousse bu fekkee ne ngay jël pousse-pousse il faut nga lekk ba suur xam nga affaire yooyu boobu la quoi. liggéeyub sëfu wala pousse-pousse di liggéey bu laaj kàttan gën a metti loolu liggéey yu bari rawatina jamonoy sedd waaye loolu lépp du tere ndaw yi yëngu ci liggéey bi fas seen jom ngir mën ci génn. jërëjëf Sénéba Sarr ñu dem ba biti réew xooli ji dafa xew ñu ànd ci ak Mamou Diaby Gassama. kuréelu état islamique bi féetee ca Grand Sahara moom nag daal dina ne moom moo bubbu cong ba nga xamante ne moo jotoon am ca daluwaay militaire yi ca réewuk Niger foofee ca Chinagoder li mel sax tax na ba juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent soldat daal di ñàkk seeni bakkan niki alxames bi ñu génn naka noonu sax groupe jihadiste boobee niki daaw dañoo newoon rek ni amut benn doole waaye gis nañ ne jamono ci mi ngi ñëw ak doole ci fàttali sax bile kuréel day amal ay cong ci ñetti frontières yi dox diggante Mali Burkina ak Niger tey de cong lu ci gën a bëri da koy amal jëmale ko daluwaay militaire yi. Cambodge ni ki tey ci suba dañoo daal di tijji procès Kem Sokha di ab opposant numéro 1 nguur bu fa nekk jamono ci moom sax dañ ko daal dut baaxam tuuma ni dafa daal di amal ab trahison waaye tamit dafa daal di bëgg a daanal gouvernement ba fa nekk ci ndimbalu waa États-Unis këru attikaay bu mag ba nag ni ki tey ji dafa daal di dàkk bi la audience ba ay jëmmi jamono ñi daal di gis ne rek kuréel ya nga xamante ne ñoom ñooy taxaw ak yelleefu doomu aadama yi li ñuy sàkk jamono ci moo di mu am lu leer ci procédure ba nga xamante ne moom la ñuy amal ci atte kii di opposant boobu léegi
États-Unis ak Chine nag niki tey jii danañ amal ab signature ci lépp lu ñeel wàllub jënd ak jaay bi la xaatim déggoo sax danañ ko fësal ca Maison Blanche foofee ca Washington ci fàttali Chine ak États-Unis nag mat na ñaari at ñi amal ab guerre ci lépp lu ñeel wàllum jënd ak jaay rawatina sax waa États-Unis ni ki weeru pour janvier 2018 dañoo daal di yokk taxe douanière ci lépp lu ñeel wàllub exportation chinoise yi jëm ca réewuk États-Unis. ci wàllum tàggat yaram ki nga xam ne ni moom la ñu remplacé di Maguette Diop ci bopp kon li nga xam ne ni moom moo di boobu lépp équipe juróomi at a ngi nii fu mu ne nii nag ki nga xam ne ni moom mooy coach Tafa Gueye nag moom moo fas yéene daal di ñëw nekk entraîneur ba moom mi nga xam te ni moom moo fas yéene kon diriger li nga xam ne moo di équipe jigéen ñi ak it kon góor ñi ñoom ñaar ñëpp kon dinañu daal di ñëw ci ay compétition internationale yoo xam te ni dañ ko fas yéene daal di kon door kii di kon Babacar Ndiaye moom moo fas yéene daal di nekk ci kaw boobu lépp équipe rawatina université fi nga xam ne moom mooy kon Dakar université club moom moo fas yéene daal di fa toog moom mi nga xam ne moo di kon Babacar Ndiaye Pathé Touré ak Djibril Nia lañ ciy àndal. Je pense qu'aujourd'hui, son premier objectif, mooy organiser déjà cette direction technique-là, yàgg na ci biti, depuis mu nekkee entraîneur club, entraîneur équipe locale féminine, bokk ci staff bi, donc yàgg na fi, am na expérience, am na expertise bi, mais je pense que daal au premier objectif am aujourd'hui, mu organiser la direction technique, en quoi faisant désigner déjà ñi koy accompagner ci liggéey bi, désigner déjà, il doit désigner l'entraîneur des filles, comme il doit également désigner l'entraîneur des garçons. Man daal li ma yaakaar mooy daal aujourd'hui, après nomination, li mu njëkk a def mooy organiser setup bi, ñi nga xam ne ñoom yaakaar naa ne mën nañ ko accompagner déjà pour mën a liggéey maintenant accompagnement boobu mën na nekk ci biir comme mën na nekk ci biir mais ñun manqué wuñu compétence Sénégal moom mën nañu xaar lépp sauf manqué compétence au niveau local donc au niveau local am nañu expertise bi am nañu xam-xam bi am nañu expérience bi maintenant moom mooy xool en fonction objectif yiñ ko assigné c'est déjà kan lay mën a liggéeyal déjà au niveau local mais c'est clair que aussi comme on a eu à le faire yàgg na am donc am na yaakaar aussi mun na nekk aussi en partie mu jéem a seet aussi donc on entraîneur au niveau international mais objectif am ak li ñu ko assigné donc mun na guñ ci xam dara mais li ñu mun rek mooy xalaat ne war na mun a nekk déjà war na ko mun a am ci biir comme aussi war na ko mun a même uti ci biti donc on a des ressources humaines qu'il faut pour dimbale ko déjà ci liggéey. coach Tafa Gueye mi nga xam ne moom moo remplacé ki nga xam ne moo di Babacar Nia ci boppu Dakar Université Club ñëw fas yéene daal di indi li nga xam ne moo di expérience am ci ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu gaynde yu góor yeeg yu jigéen ñi ci wàllum kon basket bi. kon mbokk yi fii la ñu yëkkatee jotaay bi ci li nga xam ne nii moom moo di ñetteelu pàcc bu seen mi-journée pàcc bu mujj bi ak Safiatou Cissé moom lañ ciy àndal ñu jox ko rek kàddu gi mu daal di leen fësalal li nga xam ne ni moom la ñu fas yéene daal di développé si pàcc bu mujj bi ci mi-journée bi Safiatou. waaw Fatoumata Seye ginnaaw biñ la nuyuwaatee li ñu nar a waxtaanee si ñeenteelu pàcc bu mujj si bi lépp magazine d'information de la mi-journée bokk na si ab dossier économie boo xamante ne kii di Mamou Diaby Gassama moo ko amal muy dellu si waat si croissance ak chute des recettes bi nga xamante ne ñenn ñi ñu ngi koy wax jëmee ko si atum 2019 bi ñu génn ñu nar si ànd nag ak kii di taskati xibaar xelam màcc jëm si wàllum économie nekk sama ndeyjoor di Babacar Diouf alors si bi lépp magazine nag Fatima Sey liñ si waxtaanee bokk na si grève bi nga xamante ne ñii di mareyeurs au Sénégal amal nañ ko di ab grève ñetti fan ñu koy doree si bésub tey ji ñu ndax keppeeko lii di li yéenekaay yi xëyee ak Abdoulaye Bopp lii moo gën a fës si bi lépp ñeenteelu pàcc di pàcc bu mujj bu magazine d'information de la mi-journée Fatoumata Seye. léegi kon nga daal di ko faram-fàcce ak ñi nga xam ne ñoo di kon téléspectateurs yi moo ko fu ñu yëkkatee jotaay bi di leen jaajëfal bu baax.